ay yaaw yëpp ruq yëpp asalaam si ñëpp ñu ñu gis tey dégg suñu kalaam chers internautes ñu ngi si deuxième partie émission NMC bi nga xamante ne ñu ngi ko doon def ak sunu grand Thialé bu Fram ji ñu nekkoon si thème bu am solo boo xamante ne jàpp nañ ni lu gars yi war a gën a mën a bàyyi xel la moo tax ñu def ko sax deux parties pour yéen aussi ngeen gën si mën a am ngeen si gën a mën a am teewlu par rapport ak débat bi fi mu toll quoi noonu rek la ñuy defaat bàyyiwaat Thialé di ko wax rek ñu ngi si waat si deuxième partie bi ba tey grand Thialé ak li ñu expliqué maanaam si nga xam li nga xamante ne yëpp moo baare Afrique comme ni ñu koy expliqué si première partie bi nga xamante ne maanaam naar yi ñoo fi jiitu après aussi tubaab yi ñëw bi ñu ñëwee aussi ak seen colonisation dem si buur yi jóge si buur yi aussi créer ay intellectuels yoo xamante ne ñoom ñoo leen fiy teewal bépp leader boo xamante ne yaa ngi jéem a bañ ñu rey la ñu dem ba tamit toll foo xam si àdduna boo xamante ne tey dem nañ ba ak li ñuy wax mondialisation boo xam ne yëpp seen loxo la tegu ñoom ñooy diriger Afrique nekk si benn sikkim boo xam ne gersu moo koy yóbbaale du dëgg ñu dem ba moment boo xamante ne sax feebar feeñ na feebar bi ku nekk ak ni nga koy jugé tellement que amuñu sax confiance si Occident bi bu ñu résumé loolu yëpp dellu si pour mën a dellu si waat si deuxième partie bi laaj la par exemple nii est-ce que c'est possible Afrique dem ba mën a nekk benn jël yoonu boppam. waaw c'est possible mën na lu war a mën nekk la parce que bu nekkul moom dana nekk lu doy waar gars yi nag yàgg nañ ko jéem depuis 1963 gars yi dajale woon dañ Addis Abeba doon jéem tabax li nga xam ne ni moom mooy Union africaine ak discours yi ci quoi même vraiment yëkkati woon yëpp xam nga. gaa yi dajaloon ne li ñu gis moom mooy ñu tabax li nga xam ne moom mooy Union africaine mais au fur et à mesure ñuy gën a dem ay fissures di gën a am Sénégal ak Mali bi nekkoon fédération du Mali sax commencé tas déjà parce que idée yooyu bu commencé jóg rek tout le temps suufu loxo Babylone dafay nekk ci suuf di yàq xam nga loolu moom moo ñu topp ba tey moom moo ñu topp ba li nga xam ne ni moom mooy tey ba li nga xam ne ni suñu booloo pour mu nekk dina nekk lu jafe mais warul mën a jafe parce que gis nañ Union européenne tabaxu na te idée boobu noonu Kadhafi moom moo ko njëkkoon am ak Ligue arabe daanaka Kadhafi ni mu pensé ni mu ko xalaatee woon ñoom noonu la ñu jëlee projet bi yóbbu ko Europe taxawalee ko noonu Kadhafi aussi amoon na même projet boobu noonu ici en Afrique doon ci liggéey ak ñu mel ni ñoom Ablaye Wade xam nga pour fexe ni ñu dajale waatee Afrique ci côté communication ci côté koom Afrique amaat xaalisu boppam boo xam ne ni tey moom moo koy garantiral boppam ak yi nga xam ne moom la ci Kadhafi tegoon yëpp mais après gis nga fu mu mujjee Kadhafi bu mu taxawee au ni sànni seen feuille expliquer feuille de route am après gis nga laa kii ay jaar nañ ci minorité bi fa nekk faat ko xam nga jaxase kook Ablaye Wade mu dem ne ko demal maanaam ci yooyu la ñuy dox tey gis nga tey bi ñu am na ay entité yu taxaw am na ay CEDEAO am na xam nga ñuy fexe taxawal ay espace yu mel ni CEDEAO mais pour man yooyu doyul yooyu nekkul yoo xam ne nii moom moo ñu ciy gën a génne ci biir CEDEAO sax gars yi ñëwaat nañ di la wax tey ay G5 Sahel maanaam seet dëkk yi nga xam ne ni tey ay jihadistes peut-être nekk nañ fa yoo xam ne ñoom ñoo leen fa teg ngir bañ Afrique nekk benn tout le temps créé nañ benn G7 Sahel boo xam ne ni tegaan nañ ko foofu noonu Afrique nar a nekk ay pôles yoo xam ne ay pôle de 5 ay pôle de 4 pôle de war a jongante ak ay Union européenne yi nga xam tey benn France rek dafa am kattan te ñoom nangu nañ nekk ñoom ñëpp benn ay li nga xam tey moom mooy États-Unis 52 états ñoom ñëpp nekk benn Russie kattan bi mu am ak Chine kattan bi mu am ñun est-ce que dañu war a nekk ay pàcc lu ñu war a xoolaat la mais Afrique daal bu ñu fekkee ne bëgg nañu nekk benn il faut que ñu xam que ne adduna bi enjeu yi mu toll nii nekkatul enjeu yi nga xam ne ni tey benn réew mën na demal boppam benn pôle bu ndaw sax mënatul demal boppam parce que adduna bi ci adduna titan lañ jëm adduna boo xam ne ay force yu ngande ñoom ñooy taxaw di jëflante bu fekkee nag da ngay jëflante ak force yu toll noonu ñoom ñu am comme boo amul
am doole boo amul yow nga nekk par exemple tey ñeenti pays wala juróomi pays yu dajaloo loolu daanaka doo mën a jëflanteeg ñoom parce que bu ñu ñëwee di jëflanteeg yow ci wàllum koom daanaka dañuy wommi sa koom rek di yóbbu loolu est-ce que africains yi dinañ ci ubbi seen xel ñoom ñëpp bàyyi seen kuréel yu ñàkk kuréelu leadership yi nga xam tey tubaab yi ñooy ngemb kii tey est-ce que dinañ transcender loolu day na war mais am naa ci yaakaar ci jeunesse africaine bi nga xam ne ni am nañ beneen nouvelle conscience citoyenne bu nekk ci suuf boo xam ne ñoom seen gis-gis ak gis-gisu leader yi ci kaw bokkul loolu yëpp nag bu dajee yaakaar naa ne mën na jur lu baax. loolu yëpp bu dajee yaakaar ni mën na am mais tamit bu ñu waxee ci côté boobu dafa am ñaari volets. par exemple les panafricanistes. ak par exemple ñi nga xamante ne ñooy population africaine bi. boo xoolee ñaar ci diggante boobu noonu. dafa am benn écart bu ci am. par exemple ñi nga xamante ne ñooy taxaw ne ñoom Afrique dafa war a moom boppam wala nangam. ci biir Afrique sax gars yi la majeure partie bokk dañuy jàpp ni ñii nii kat xam nga seen intérêt bopp moo tax ñuy jóg wala nangam ak nangam. te defe naa ne loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne dina jafe trop pour ñu mën a am conscience collective boobu noonu. te man dama xamul carrément erreur boobu noonu ci lan la ndax maanaam ci liggéeyu tubaab bi moom moo réussir ba nga xamante ne par exemple képp ku taxaw di xeex rek africain moom dafay jàpp ni kii intérêt moo ko tax a jóg. wala aussi tamit dañu war a jox confiance ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeexal Afrique. pour ñu mën a am déclic boobu noonu. non c'est que dafa am ñoo xam ne dañ leen a xoj ba bëggatuñu bokk ak tubaab dara léegi bu ñu gisee par exemple tey nga nekk mouvement wala nga nekk par exemple tey benn organisation xaw a di am ay privilèges yoo xam ne da nga koy jëlee ci tubaab yi dañ naan ëllëg kii dafa jar ci yoonu war ñu léegi loolu mooy indi problème bi xam nga ñoom dañ ne soxlatuñu ci tubaab bi dara dëgg la am na fenn fu ñuy juumee parce que adduna bi léegi benn adduna la xam nga gëndaloo dafa am il faut que ñu kii. mais munoo taxaw nekk ne par exemple man panafricaniste la damay xeex ngir intérêt Afrique wala boog ba pare dem di tendre la main Occident tout le temps loolu mun nañ influencer tamit sa xeex ba après du am benn résultat moo tax yeneen activistes yi ak yeneen organisation yu mel ni ay urgence panafricaniste bu Kémi Séba ñoom dañoo ñëw radical parce que dañ ne ñi jaaroon ci yoon yooyu yëpp fournir ñu benn dara lu baax. léegi panafricaniste pour man képp ku taxaw di xeex à ce que Afrique nekk benn rek ñu dégg sa baat que ñu ñàkk dégg sa baat yow tu es un panafricaniste xëy na dañ la dul dégg ku mel ni Cheikh El Hadji Oumar c'est un panafricaniste parce que essayé woon na pour regrouper daanaka Afrique ci lu bari ci côté bi mu doon xeexee c'est un panafricaniste gars yi xëy na peut-être dañ koy jël di ko intellectuel mais ñooñu bu leen bàyyi c'était des panafricanistes mais yaakaar naa ne nouvelle conscience citoyenne bu bees bi nga xam ne ni tey am na ci doomu Afrique yëpp nag jékki-jékki rek mu mel ni dañ leen piqûre benn piqûre bu bees ku nekk bëgg a moomaat sa bopp mu judd ci àdduna bi yëpp ak Afrique gis nga fi mu toll nii même suñu leaders yi conscient nañ ci ne kenn mënatul jiite Afrique wala nga jiite benn pays africain sans pour autant que nga tenir ci li nga xam ne moom mooy réalité yooyu nga tenir ci compte mais sa waay lépp loo gis dafay am fin xam nga ñun ak Occident dañu jëm foo xam ne ni tey bul sonn li ñuy lié après dafay nekk partenariat gagnant tegu ci wàllum li nga xam ne ni moom mooy nawle parce que tuuti moo ci des benn élite bu ndaw moo fi nekk di karang-karang mais population Afrique en général ñëpp wan nañu ginnaaw li nga xam ne ni moom mooy Occident du wan leen ginnaaw pour bañ mais quand même impérialisme boobu doon ñëw di gëqali fi nekk di ko yóbbu rek ñoom di ko jariñoo non loolu africain yi mënatuñ ko nangu te yaakaar naa ne africain yi après ñoom ñooy fal ñoom ñooy falu tey loolu yaakaar naa ne dina mës a ñëw mu daje incha allah si même boole boobu aussi dañuy wax si aspect religieux bi xam ne tamit Afrique religion am na fi doole te am na fi influence est-ce que tamit loolu mën na nekk benn socle boo xamante ne mën nañ fa jaare pour réussir loolu mais bien sûr mais nitu diine yi fii nii daanaka combat bi yëpp ñoom ñoo ko mëne borom kos yi dañoo ñëw rek jël pouvoir yi mais nitu diine yi ñoo mëne combat bi yëpp ba Afrique moom boppam ñii la ñu exilé ñii jàkkaarloog tubaab bi xeex ñii tuur seen deret ñii teg ay kii di jàngale di conscientiser maanaam
ku ci nekk ca na nga mënee taxaw nga de telle sorte que tubaab bi bi muy dugg si li mu bëggoon dëgg amu ko loolu nitu diine yi ñoom ñoo ko réussir mais nit suñu intellectuel nag dañoo ñëw rek après jiite mais quand même nitu diine yi fi nekkoon su ma ñëwee fii rek Sénégal pour wan la benn exemple am na benn bataille la bataille de Pathé Badiane bi nga xam ne nii amoon na mais bataille boobu noonu bi mu amee gars yi nar a sogu Maba Jaxu Ba nar ko daaneel quoi bataille boobu mais après kilifa diine yi fi nekkoon mais dañu dem soutenir Maba Jaxu Ba ñoom ñëpp nekk ci ginnaawam buur yi fi nekkoon ñu mel ni ay ñoom Lat Joor dañu bàyyi seen nguur dem soutenir ki nga xam ne nii moom mooy Maba Jaxu Ba balaa bataille de Pathé Badiane Maba Jaxu Ba renversé français yi daaneel leen imaginez esprit boobu bu fekkoon tey mu ngi fii suñu intellectuel yi suñu kilifa diine yi nitu aada yi ñëpp nekk benn taxaw ne impérialisme bi na dem yoonam loolu dañ koy réussir mais nag ñoom duñu bàyyi tout le temps dinañ am ay nit yoo xam ne dañ leen di activer am na ñu nekk ci diggante bi di yàq loolu moom du ñàkk mais quand même à force ñuy travailler rek lépp dina ñëw. ndax yàq boobu aussi mën nañu wax ni mooy waral parfois bu ñu gisee si langue politique bi maanaam ay partis yoo xamante ne dañu basé wu carrément si religion. gars yi di leen stigmatiser wala leneen ak leneen est-ce que loolu aussi maanaam conscience bi si sénégalais yi war a am. non loolu liggéeyu Occident la gisoo imam bi nekk Mali te mu nekk foofu noonu jiite révolution bi déjà gars yi commencé nañ xam nga nee nañ kii jihadiste la kii terroriste la commencé nañu di wax loolu noonu alors que gars yi comprendre lu ñu gis nga même ñoom Martin Luther King ci ay église lañ doon taxaw di mener seen ay combat c'était des pasteurs xam nga ay Southern Christian Leadership Conference ci église lañ daan taxaw di mener seen ay combat bari na boo demee Allemagne parti démocratique bu chrétien yi ñoom ñoo yore pouvoir bi mais peut-être dañ ko mënul nangul benn diine ba ko jóg dugg ci li nga xam ne tey moom mooy politique rek dina am étiquette bu ñu lay étiqueté xam nga fii Casamance ay rébellion bi ay abbé ñoo ko jiite bu doon feneen la rek leneen mënoon na am mais di wax que ne rek ñi nga xam ne ni moom mooy kilifa diine yi dañoo politiquement ñoom ñoo samp li nga xam ne ni moom mooy réewu Sénégal ñoom mooy réewu Sénégal li des nag moom mooy ñu conscient ci xam ne pouvoir bi ñoom dañ ci am wàll pas rek ñuy ñëw di leen jëriñoo quand même nit gars yi ñëw rek jëriñoo leen dem mais ñu bokk ci li nga xam ne tamit dañuy construire pouvoir bi loolu boo demee fii nii Sénégal am na kilifa diine yu mel ni Serigne Cheikh ñoom teel nañ comprendre loolu dugg ci nguur ba muy metti dugg ci entrepreneuriat ba muy metti tabax lu mel ni wan ne affaire bi aussi dafa am fu mu jógee mais dafa am fu mu continuité bu mu war a continuité la léegi gis naa ay kilifa diine yu bëri di dugg ci politique gars yi naan non waruñ ci dañ cee war a taq rëpp comme ñëpp ci war a taq mais naka lañ ciy taqee ba mu mën a jëriñ ñëpp loolu aussi tamit lu ñu war a xoolaat la bañ ci taq rek di defar sa boor daal moom boobu baaxul. en tout cas bu ñu déggee débat bi fi mu toll dinañ xam ni Afrique am na sérieux problème mais tamit lu problème bi di rëy aussi nit ñi ñu ngi ciy xalaat pour trouver les solutions te je pense bien que ni ak émission bi nii aussi nit ñi dinañ ci gën a bàyyi xel xam ne aussi li ñu bëgg ñun ñëpp ku si nekk da nga si am wàll boo xam ne war nga ko si def du rek ni par exemple benn grand bi moom mooy taxaw wax ni il faut ñu doxee nii wala nangam ak nangam mais il faut ñu am conscience collective bi xam ne Afrique bu développé ñun ñëpp la développé te développement Afrique du commencé fudul ku si nekk si sa bopp si sa réew ba nga xamante ne dina wéy pour mën a laal yeneen yi dafa am foo xam ne bu fa tolloo dafay laaj sacrifice te sacrifice boobu noonu il faut ñu ñeme ko te ñeme bi ñu koy ñeme du question que ni leneen ak leneen mais intellectuellement si xel war nañ mën a fexe ba ñi nga xamante ne ñoo ñu diriger xam ne ñun
dañu am wàll si réew mi moom la ñuy wax chaque jour nit foog mu xàmmee li mu bokk foog mu xàmmee lu mu moom mais aussi foog mu xàmmee li nga xamante ne dañ ko si boole te defe naa ni ñun dañu bokk si Afrique dañu moom Afrique dañu kenn boolew ñu si ñun dañ ci bokk kon ñi nga xamante ne ñu ngi def yeneen combat pour nga xamante ne loolu du réussir ñun tamit am nañ ci wàll bu rëy boo xamante ni pour wan leen ni boo leen defee benn pour loolu bañ a am ñun war nañ mën a def fukk pour mu am xam naa ne émission bi li si des bareetul muy ouverture frontière yi nga xamante ne annoncé nañ ko le 15 bii nii mais dañu gis ni tamit l'Occident aussi dafa def affaire de tànn dafa am ay réew yoo xamante dafa ne ñii war nañ mën dugg mais ñii duñ dugg est-ce que loolu aussi dafay wane chaque jour infériorité bi nga xamante ne moo am man damaa bokk ci ñi nga xam ne ni tey bu lu baax amee dama naan baax na damay osé wax ko xam nga bi gars yi jëlee mesures yooyu ne par exemple tey yenn réew Europe yi ak yenn réew Afrique yi par exemple tey ñoom la ñu permettre ñu dugg ci seen i ay réew ñu exclure ci yenn réew Afrique yi réew bu mel ni Sénégal moom taxaw na tamit ne dafay def li nga xam ne moom mooy la loi du talion loolu tam lu amam solo la gis nga àdduna bi ñu toll nii te gis nga Sénégal bi mu ko defee retombées yi am moom mooy gars yi dañ ne mën nañ négocier pour wan ne li àdduna bi fi mu toll il faut que foofu la ñu toll loolu lu am solo la toll nañ foo xam ne nii daal Covid bi wane na ne kenn du tus kenn ñëpp màbb nañ système yëpp daanu nañ système yëpp bu ñu daanoo nag dafay fulla dafay permettre à ce que ñi nga xam dañu yaakaaroon doon xoolee yenn réew yi ni ay réew yu ñu amul benn dara mënu leen màbbal lañ ñëpp këpp nañ ci suuf daf fi war a jotee nag Afrique war a taxaw bu gars yi ne ñu demante li nga xam ne moom mooy relation yoo xam ne nawle moo koy tënk xam nga mais mënuñu taxaw foofu noonu ne ñoom ñun dañuy dugg ci seen réew yi ñun aussi tam nañ am fu laay taxaw ne leen yéen tamit ñun ubbiluñ leen suñuy réew comme ni ko Sénégal defee bu ko Afrique yëpp defee rek kan moo ciy gaañ ñoom seen lépp fii lañ koy jëlee. ok grand bi sincèrement waxtaan bi am na solo defe naa ne aussi du yem fii dinañ xool yeneen porte yu ñu mën a jaar pour xam-xam bi gën a sotteeku pour jëriñ sénégalais yi jëriñ africains yi mais aussi jëriñ monde bi foofu rek la ñuy jaare di la wax nga tàggoo bu dul tàggoo ba beneen yoon incha allah. yes maa ngi leen di bëggee franchement kontaan naa trop doon nañ jéem quoi lu jub xam nga. ci suñu borom la li ci dëng aussi gars yi nañu jégal ay nit kese lañ mais di bëggee émission bi am na solo trop di bëggee aussi tamit waa xam nga NSTV émission bi aussi maa ngi koy bëggee bu baax NMC nekk na émission bi naaj leen ñaanal yàlla nañ boo leen fii ñëwaat yàlla na nekk télé xam nga àdduna moom conviction la rek ak gëm-gëm te ay ndaw moom bu ñu amee gëm-gëm mën nañ yegg fépp di leen jaajëfal bu baax. ay ndaw bu ñu amee gëm-gëm dinañ mën a yegg fu nekk yow aussi dañ lay jaajëfal ci sa disponibilité wax dëgg yàlla ce n'était pas évident mais aussi def nga ko ak xol bu yaatoo yaatu du dégg ñu ngi la siy jaajëfal bu baax di jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi doon suivre NSTV Sénégal mais nag tey ni ñuy tëjee mooy suñu rubrique boobu di discipline hip hop di leen jaajëfal bu baax di leen dig daje pour le 9e numéro de votre émission NMC One Love and Respect sama gars yi wasalaam. salaamaaleykum si internet di rafetlu bu baax ak di leen remercier chaque fois ni di ngeen di suivre NSTV si hip hop story parce que boobu léegi ñu ngi si hip hop story ñu ngi woon si DJ Kool Herc di woon si Africa Bambaataa wane ni Africa Bambaataa lan la defaral hip hop yan base la teg pour hip hop ak ban année lañ officialisé cartelum boobu muy Zulu Nation mooy woon la 12 novembre 74 ak peace love unity heaven fun ki nekk benn concept benn philosophie boo xam ne bépp hip hopeur ngir yàlla ñu ngi lay ñaan nga doxalee noonu quoi parce que saa boo ko doxalee da ngay yaa ngi def sa wareef parce que yaa ngi def tamit lii père fondateur yi bëggoon quoi muy peace love unity and heaven fun mais bañ fa paree dafa amaat keneen ku des kooku mooy kan mooy Joseph Selo aka Grand Master Flash kan moo nekkoon Grand Master Flash moom lañ ne woowee le technicien mais tax ñu doon ko woowee technicien parce que DJ Kool Herc amoon na bagage mix yi sound yi ñëpp xamoon nañ ko quoi ñu gënoon a baax see xool Kool Herc moo ko yoroon quoi
mais Africa Bambaataa moom moo ëppale woon si ay sound ay platine loolu ñëpp d'accord woon nañ ci quoi mais Grand Masterclass moom ba mu ñëwee dafa am leneen lu mu indi mais lu mu indi mooy chaque fois ci DJ yi doon animé si block party wala si party moom dafa doon nekk si côté bi di seetaan mais lu mu doon seetaan mooy fa amoon ay faay yu gars yi doon def mais faay yooyu moom naka la koy liggéeyaatee ba mu gën a nice mooy chaque fois ni gars yi si block party yi dañ doon teg sound yi suñ tegee benn sound funk wala sound disco mais day xool gars yi par exemple lii platine la dafa am benn respect bu ñu doon jox platine bi ba nga xam ne suñu jël platine bi dañ ko doon tegee nànk bañ a laal fii tellement que dañ ko fonkoon quoi dañ ko doon teg nànk play su sound bi demee ba si digg bi ñu yoxati nànk benn platine bi teg chaque fois Grand Masterclass di ko gis chaque fois mu koy gis mais danaan lii nii moom mënul comprendre loolu quoi mais ñoom lu tax gars yi di mel ni ku yërëm platine bi quoi ba pare sound bi suy dem dafa am benn break bi am si diggante sound te su fa eggee public bi fa la ñuy gën a actif fa la ñuy gën a fecc fa mooy gën a xumb mais ay quelques secondes lay nekk du yàgg mu ne lii dinaa si liggéey quoi mu jël kët boobu mettre à côté denc ko parce que moom bu ñu fàtte ne moom depuis ba mu nekkee booy dafa bëggoon affaire électronique loolu doom la woon chaque jour gale bi ak lépp lu fa mën a nekk moo xam mu nekk ay séchoir karaw wala ay tondeuse wala ay rajo yu yàqu moom dafa mën amour di ko rassembler di ko jéem a defaraat amour affaire électronique yooyu moo nekkoo si moom nekkoo si don boobu depuis mu nekk xale moo tax ñu koy woowee le scientifique ba léegi parce que loolu noonu dafa nekk si moom bon ba mu gisee brique boobu mu dem commencé gëstu loolu quoi ne léegi brique bii comme fii moo gën a neex si sound yi gars yi fi ñuy gën a fecc bala ma koy jéem a étaler mu si liggéey boo xam ne chaque jour Grand Masterclass mën a xëy 9h du matin ba 22h dem fan si Disquaire mooy fi ñu doon jaayee disque yi foofu bii bëri fa la ñuy daje ku nekk di xool yan platine ngay jël pour mën koo mixer soo defee sa public gën a kontaan mais 9h laa wax ba 22h presque all time fa lay nekk mu ñëw créer cutting bi DJ yi ñoom nañ ko xam quoi moom mooy sound bi nga teg ñaari platine à côté bii di dem bii di dem si beneen sens bii di dem si beneen sens mais chaque fois nga koy jënd kër mais amaante tamit leneen loo xam ne toog see def mooy lan su teewoon na platine son bi di dem chaque jour dafa doon am temps ñëpp xam ne sound ci ay temps lay demee mais ñoom Africa Bambaataa ay ñoom kii Kulfa ñoom doon ñu woon sóor temps boobu ñoom sound suy dem rek nu mu gënee nice après dañ koy teggi xool ñu ko gisee quoi mais moom dafa doon ñëw tak xool temps bi fan naka lay demee lu mu xëy xalaat ne fii lay demee 1 2 3 4 su nekkee 4 temps la lu mu njëkk jël mooy jël benn crayon marqué ko soo xool DJ yëpp platine DJ yi dina am benn affaire bu ñu tafi loolu juste temps bi la loolu noonu moo lay may benn repère boo xam ne son bi su demee suy daw tempo bi temps bi di nga xam ne fa 4 fii la loolu noonu si boppam da koo liggéey def ci affaire bu am solo moo tax moom li mu liggéeyal musique hip hop moo tax ñu naan ko le grand technicien quoi moo tax moom fat da koy job gérer loolu quoi kooku la ñuy wax Grand Masterclass nga technicien